asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi nga xamante ne yéenay safoo MS Production tey nag su ngeen gisee kii toog jëmm ji toog jëmm ju tedd ju màgg ji macha allah kenn dootu leen ko présenté muy Pa Cissé Pa Cissé nag ku ko xam kenn ku ci nekk xam ko ci wàllum gëm yàlla wàllum jaamu yàlla wàllum tarbiya ay ndongo wàllum kankurang aussi li nga xamante ne tey bokk na ci li ñu yëkkati képp kuy wax kankurang biir Sénégal génn ci Pa Cissé rek waxoo kankurang tey nag ñu ngi fii ci këram waaye dañuy bàyyi kàddu gi avant tout d'abord mu defal ñu ñaan parce que lépp loo gis su ci nekk rek ñaan da cay jiitu ñu ngi fekk ñoom alaaji ñi nga xamante ni moo yor communication am yor nekk porte parole bi ak ñi nga xamante ni ñoo di équipe MS Production bi ak suñu papa yu baax yeeg ñoom ñëpp nekk fii ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di wax papa talal nañ leen loxo yi ngeen teewee lu mu gàtt ngeen teewee am nañ fi yàlla defal kii seen bi nu mu tudd production NS Modou Sène production Modou Sène production yàlla yëkkati leen seen darja bu baax a baax a baax a baax bisimilah fatiha bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد سلم تسليما وآتى البركة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك جميلة اللهم استرنا بسترك جميلة اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالكين اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالكين اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالكين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح المعوقين الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق لما سبق ناصر الحق بالحق لما سبق ناصر الحق بالحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق وعلى آله حق وعلى آله حق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله يا سيدي Modou Sène production dama ala la dar jowul nek la xam sal dunya be aliyati ci dal sedi wajud allahumma salli aduna yëpp gis leen yëpp seetaane yëpp deful leen dal sedi wajud allahumma salli ala rasul sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ak suñu papa ju baax ji alhamdulilahi rabil alamin MS Production am na lu kenn amul kon tey dañuy jël waxtaan bi ak suñu mbokk El Hadj Doudou Cissé bi nga xamante ni moom moo yor lël bi di Juuju Kunda tey nag ñu ngi nii Cissé Kunda di moins pardon ci mot bi dañuy def en direct waxtaan ak moom directement am ak moom laaj ak tontu sama caméraman topp ma ñu xool ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah ku baax ziar nañ la. nax nu ko zaalika El Hadj. naka yi tey. waaw sant yàlla bu baax a baax. macha allah. tey moom dañuy am mbégte contentement bu baax a baax ngir dalal la. ndax kenn mënu leen a dem wala kenn mënu leen a génnee ci li nga xamante nii moo di kankurang biir Mbour waaye biir Sénégal. tey nag dañu bëggoon a xam dëgg kankurang fan la soxee ko ak lan mooy kankurang ak kankurang démb ak gu tey lan moo leen utale. merci beaucoup ku baax maa ngi lay ziar bu baax di jaajëfal MS Production di leen ziar yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak sutura ak naataange di leen baal àq te di leen baalu àq di leen ñaanal xéewal ak wér ak wérle avancement mucc bu rafet yàlla defal leen ko yéen ñëpp. ay ndaw ngeen yàlla na leen yàlla may mujj bu rafet ngeen nekk ay artistes yu gën a mag si biir àdduna bi. parce que artisanat ak artiste bokkul. mun nga nekk di def nekk artiste fekk ne dundaloo aar. mais di dundal aar moo gën di dundee
aar te aar da nga koy dundal te saa yoo dundal aar rek di nga ko dina dundee dundal te doo ko yëg mais boo koy dundee doo dundee aar te yaay perte après aar bi day yàquwaat. mais yow xanaa artiste nga woon. di sant ñëpp di gërëm ñëpp donc côté boobu bëgguma si xuux parce que metteur en scène là damay bind scénario je fais beaucoup de choses. yow faaw ñu seet si la. donc li ma bëgg a wax foofu ma lay jaajëfal di ñaanal suñu kilifa bu tedd bi yàlla na ko yàlla may xéewal. amiin yaa rabbal yàlla defal ko gudd fan ak wér gu yaram. amiin yaa rabbal lépp lu ñu wax si moom si mbaax rek des na. am na lu ma ci xam lu bari. waaw lu bari des na. ndaxte peut-être lu ñuy dégg si moom. ak li mu doon. ak li muy ñoddi. mun naa am wite na. dëgg la tant que dëkkoog moom wala toog ak moom doo ko xam lu nekk doomam nag taxul nga nekk doomam. dëgg la nekk doomam. ku nekk doomam deful yëfu doomam doo nekk doomam. ki nekk doomam di def yëfu doomam dina nekk doomam. ki nekkul doomam di def yëfu doom dina nekk doomam. dëgg la donc loolu am na lu muy tekki. dëgg la pour wan leen yéen ñëpp ay doomam ngeen. boo leen nangoo def yëfu doom. dëgg la. ñun duñu doon ay doomam. suñu nanguwut a def yëfu doom. dëgg la donc loolu di mbir boo xam ne rek c'est juste une question que ni on ouvre les portes à tout le monde. dëgg la. vous tous vous pouvez être des fils de Pa Cissé. vous pouvez être des petits-fils de Pa Cissé. et prenez-vous comme des fils de Pa Cissé et des petits-fils de Pa Cissé. dëgg la. partout où vous soyez. Merci. Parce que vous pouvez être un ambassadeur de la ville, un ambassadeur de Cissé Kounda et un ambassadeur du Sénégal à travers la culture que vous vivez et que vous faire vivre aussi. Donc man vraiment content naa si trop di wax aussi li nga laaj am na solo mais je fais juste une petite rectification. C'est El Hadj Kawsu Cissé coordonnateur du Juju Cissé Kounda. coordonnateur la nekkul ni moo yor. coordonnateur ab jaam la. jaam bi nga xam ne sëñ bi moo ne yow yaay sama jaam. jiiteel mbooloo jaam yi. ngeen liggéey. ñu nangu ko ak fierté. mais El Hadj man ba avant ma lay bàyyi nga dem Juju Cissé lan lay tekki maanaam ñi nga xamante ne dégguñu soosee affaire yooyu. en fait Juju. c'est la révolution linguistique bi nga xam ni. c'est la révolution linguistique bi nga xam ne. Pa Cissé indi na ko. lan mooy révolution linguistique. c'est-à-dire on crée une tendance pour permettre aux gens de découvrir la langue en utilisant des mots mandeng. pour que les gens puissent découvrir lan mooy lël. dëgg la. Juju cela veut dire lël. ah ok alors dafa am deux significations. Dans le sens proprement dit définition littérature. mooy mbaar. mais dans ce sens nekkul définition littérature. dafa am définition contextuelle. contextuelle boobu nag mooy campement. campement mooy. fu ngeen di basé woo pour un certain temps. donc boo ko définir mbaar rek. non loolu beneen mbir lay doon. mais dans ce contexte. campement lay définir ci français pour ñu mën ko xam. c'est un lieu bi nga xam ne ça permet aux gens de se regrouper. pendant un certain moment. donc loolu la on pouvait juste dire lël. mais on veut pousser aux gens à découvrir c'est quoi le mot juju ce qui correspond au mot de lël en wolof. macha allah réponse bi leer na nañu waaye lan mooy dëgg-dëgg kankurang. en fait kankurang. boo dégloo ci soose bu fekkee soose nga déglu. le mot kankurang. c'est-à-dire quelque chose qui hurle. luy yuuxu. kankura la en mandeng c'est-à-dire kankura la mooy ce qui hurle. ce qui hurle koo xam ne day hurle. parce que kankurang lu ñu koy xamee non seulement déguisement mais am na yuuxu booy dégg. loolu kankurang rek a koy def. donc c'est pourquoi soo see di ko naan kankura la. quelqu'un qui hurle. c'est français. mooy ki nga xam ne day yuuxu beneen façon xam nga hurle crier dafa am. hurle am. quelqu'un qui crie peut crier autrement. mais kuy hurle da ngay dégg kooku neneen lay demee. dëgg la. est-ce que comprendre donc moo tax soosee di ko naan kankura la. donc quelqu'un qui hurle d'une autre façon. maintenant celui qui hurle c'est quoi. ça peut être un esprit. ça peut être quelque chose. mais là où on peut interpeller les gens c'est un esprit. On donne l'autorisation à personne de dire ce qui est. Mais ce qu'on peut définir, c'est un esprit. Okay. Si c'est pas un esprit, kenn du génn kenn daw. dëgg la. du génn kenn daw. dëgg la. alors qu'un esprit prend la forme d'une personne. mais aussi ba tey ma des ci biir kankurang léegi su ñu bëggoon a xam kankurang kan moo ko njëkk a def ci Sénégal kankurang fan la soxee ko ak lan moo tax ko njëkk a def ko. en fait yaa ngi may delloo 300 ans avant. Sénégal suñu nee kankurang kan moo ko jëf Sénégal dina xaw a jafe.
mais mun nañ ne Kankourang kan moo ko njëkk a def biir Mbour. parce que là où nous sommes. mais balaa ñu fay dugg. dinañ dem fi nga xam ne Kankourang fu mu soqee ko. le peuple Manding a quitté au Mali. C'était dans l'empire du Manding. Mali. Qui a été fondé par les 4 dynasties. Les Cissé, c'est pourquoi nous avons Cissé Mandim Mori. Les Touré, nous avons Touré Mandim Mori. Les Diané, nous avons Diané Mandim Mori. Les Koma et les Bérétins. Donc, il faut les dégoûter Touré rek ak Cissé, ce sont des pires Cissé. Bon, nous avons quitté Fofu, dynastie Bitos, nous avons l'empire du Gabou, nous avons l'empire du Jolof. Nous avons l'empire du Jolof, nous avons Cissé Piri. Ce qu'on va faire, nous avons l'empire du Gabou, nous avons Guinée-Bissau. Dans l'empire du Gabou, il faut ramener, il faut la Kanzala nek, il faut le bari nek lo xamné ciosan bu reuy fa la nek ciosan bi fofu la nek légui fofu non nak il faut que ñu rappeler que ni Kankourang si jigen la soxewul si goor ci jigen mais yaa ngi wax mbir mu doy waar Kankourang si jigen la soxeko mais Kankourang nan la soxeko ci jigen voilà il y a 2 définitions bon benen réalité la ñoy suñ ko doon def amna ben xetu Kankourang buñ doon génné bobu day yor yat du yor jaasi motax ñu naan coori mama yaa ngi dégg mama xam nga góor mënul nekk mama waaw dëgg la góor kay coori baba la war a doon mama bi looloo ko waral c'est les femmes qui l'appelaient coori mama parce que il avait benn yat bu mu yor moom lay dàqee c'est dans ce sens de révolution que les hommes ont utilisé d'une autre façon léegi bu góor yi nag moo gën a mujj danse bu jigéen yi parce que pratique bu jigéen yi d'ailleurs duñ ko sax fësal mais bu góor yi sax moom la ñuy fësal léegi nag fa la histoire bi commencé beaucoup yu bëri xew na si nag biir Gabou loo xam ne am émission même toute une journée on pourra pas tout expliquer mais suñu ñëwee Mbour on peut dire que boo leen seetloo Mbour defagul ville bu def 300 ans Mbour et c'est créé juste au 18e siècle par Mbour Faye Mbour Faye moo ko créé séeréer soose yi jugee Gabou ñenn ñi nekk Casamance kii ay maamam Casamance lañ njëkkoon dal ñenn ñi jugee foofu ñëw yoonu ñoomi bi Toubacouta Karang fekk fa ngandim dëkk bu ñu naan Missira ñu bëri toog foofu ñenn ñi di voyager Fimela Ñoojoor yooyu yëpp ay dëkk Ñoojoor ay dëkk soose lañ yooyu ay ñoojoor yëpp ay dëkk soose lañ ñoojoor day tekki ba ñoojoo la dañuy fayante waaw yooyu yëpp ay dëkk soose lañ maane yooyu di ñëw ñoo dem ba créé sant jonn yëpp ay soose lañ parce que maane lañ sant mais yaa ngi wax lu garaaw est-ce que comprendre nga race bi noonu la ñëwee ba Faajuj bi ngay dégg ni ay soose ko samp Faajuj sa tam moom Mandeng donc on crée cette situation li ma leen wax ni boo demee ci archive nationale. mais est-ce que li ngay wax xam nga li ngay wax ni ñu bëri xamuñu. boo demee archive nationale. di nga fekk foofu toute l'histoire intégrale. dañ la ko fa bindal. pour expliquer ni même Dakar. a été créé par les premiers habitants de Dakar étaient des Mandeng au XVIIe siècle. Mandeng yi ñoo dalal portugais yi. avant lébu yi di ñëw. ñoo dalal aussi lébu yi Tekruur lañ jógee fleuve du Tekruur. ñëw foofu ñu dalal leen. dëgg la. tu comprends donc comme soose dañoo tàmmoon wax dañuy ñibbi moo tax partout ils essaient de laisser tout et partir maintenant arrivé à Mbour ñu fekk fi Mbour Faye ba ñu fekkee Mbour Faye nag ñu dëkk ak moom dëkk bi neex ànd bi yàgg làq bu nekk di ñëw mais ñu dem ba benn jamono mu am ay jeunes filles yoo xam ne dañuy tollu âge de mariage duñ mën a sëy xale yu ndaw yi di feebar spirituellement quoi comme bu dee jamono yi dañu dëmm donte ni jamono bi xale yu bëri gëmuñu ko mais gëm ak ñàkk gëm taxul soow bañ a weex ñu ne la soow am na nga gëm kook ñàkk gëm soow weex na mais yow est-ce que soose nga yow ni nga dégg wolof macha allah est-ce que comprendre nga léegi nag ñooñu dëkkaay bi noonu mu laaj leen ñu waxtaan seen biir ne ñun suñ doom yi suñu eggee tollu sëy duñu am jëkkër suñu xale yi dañuy feebar tout le temps yeneen détail yu bëri ñu wax ko magu soose yi fa ne woon dajaloo moo tax di profiter à chaque fois di rendre hommage kilifa soose yi njëkk biir Mbour dëgg la surtout pas Madi Koté et la famille Jambang
parce que première njulli bi am biir Mbour. njulli boobu il est né en 1886. première njulli Mbour bi il est né en 1886. Allahu akbar 1886 boobu noonu ay sëtam ñu ngi fii Jambankunda yëpp ay sëtam lañ. comprendre donc ba loolu amee ñu dajaloo ñu ne kon problème yi yëpp am na. ñun de lu ñu xamoon suñu maamaati maam yi di ko def biir Guinée Bissau Casamance fu ne. nañ ko def fii. mooy lan nañu indiwaat suñu cosaan boobu noonu. mun a dàq mauvais esprit yi. en 1900 ñu créé ko. ñu def affaire bi def résultat positif. ñu gis ni loolu ba mu amee dëmm yi daw nañ. wàññeeku nañu xale yi feebar bi wàññeeku na. corona bii nii. daaw rek sëñ bi dog na ko fi. su may def kankurang muy jeex. te ba mu ko fi dogee ba mu defee kankurang ba tey déggatuñu Kambour. est-ce que. en 1960 la peste nii la meloon. mais c'est ces genres d'activités yi ñuy def moo tax mu affaire yi di dem. parce que pandémie bu nekk. day ànd ak spiritualité. day ànd ak spiritualité. spiritualité boobu nag spiritualité moo ko mën a dàq. léegi nag kilifa soose yi ba ñu defee loolu. ñu def mu am résultat 1902. en 1902 ñu def ko mu am résultat. ñu ne léegi nañu bàyyi lii lépp. dem ci cosaan ba jëli la réalité. la vraie réalité ñëw samp ko. gars yi def délégation Pa Madi Koté ak ñeneen ñu def délégation yu dem. ba ñu demee ñëw en 1904. ñu démarré officiellement. ba ñu démarré officiellement 1904. boobu ak léegi. continuité amoon na année de trêve. année de trêve boobu noonu nag c'est juste année boo xam ne amoon na ay soucis yu amoon ba nguur bi xawoon a baare yenn yi mais à partir de boobu. après bàyyi na ko mu dem. mën nga ma fàttali année boobu bu dee yaa ngi koy jàpp ban année la. waaw fàttali ma ko exact mais je pense que c'est avant 90. avant 90. waaw mu toog c'est avant 90 parce que après loolu. la collectivité Mandeng. dem ut ay kayit officiel en 1991. 91 parce que jamono boobu fekk na soose yi. li ñuy wax ci soose semberiñ sembe keeba moo am. maanaam ni maakul yaa kanaa feyaa. maanaam xale day topp mag topp. mag toppaat mag. moo tax boo seetloo kuréelu soose. kenn du musa doon njiit ba ku dul mag. dëgg la. moo tax sànq ma defal la rectification. ne la ñun ay jaam lañ. sëñ bi mooy lépp. moo yor léppam. lii may doxal nii. suba mun na la ne Moussa Modou Sène wala Moussa. kaay nga doxal ma lii yaay coordonnateur lël bi. te lañ koy affecté vraiment kàddu yi rafet na. voilà dal na te li ñu bëggoon a xam nañ ko ba xam sax lu raw loo xamante ne nii yaakaaruñu woon ni sax dina bokk ci émission bi loolu lu baax la. léegi nag dañ lay laaj sa kàddu gu mujj ak kankurang biir Mbour. est-ce que dëgg-dëgg nañ ko doon toppatoowee démb nañ ko fartaale démb ba tey moom lañ nekk wala déet. gàcce gàllama waa Mbour. pour dire vrai. gàcce gàllama waa Mbour. On est né à Mbour, on a grandi à Mbour, on a vécu tout à Mbour. Personnellement, j'étais à Santoussou de 92 à 2014 avant ñuy sanc fii. Pa Gawsu Jeete moom a xarafal. ak yeneen ñoo ñu bëri xam nañ Pa Gawsu Jeete. donc yooyu ne yëpp suñ koy wax c'est pour juste rappeler les gens le passé. parce que Mbour dañoo siggal kankurang lu bëri. Mbour dafa jox kankurang gëdd bu rëy. fi kankurang cosaanu muy ay Casamance ak feneen nit ñi dañuy filmer. des fois ñi topp kankurang bi sax dañuy filmer. mais Mbour kan moo sañ a filmer kankurang. sañoo ko. dëgg la. kan moo sañ a bàyyi kankurang 10 personnes di ko topp. déedéet te kankurang ni mu mel réalité Mbour. dafa doy waar. te dafa am solo. parce que non seulement ça crée de l'économie. mais ça permet aussi aux familles de mieux se lier. ça permet aussi à l'amitié de mieux se lier. yéen ñi nekk waa Mbour yëpp. vous avez des amis de Dakar de partout tout ça. bu jotee nañ leen woo pour ñëw seet si. lenn rek mooy cat bi. doomu Mbour bu sëyi feneen bu septembre jotee mu fay ñibbi si. fay def septembre dellu si waat. loolu maa ngi la ko laaj sax da nga njëkkante rek. donc loolu am na fii suñu rakka ngi fii. kuñ bokk ak ndey ak baay. amul problème ak jëkkër ji de. waaye ñëw na. septembre rek non ñëw na depuis juillet. ñëw na depuis juillet. ok voilà. léegi nag ma laaj la benn affaire rek. daanaka mooy que ni lan ngay dénk jeune fille ak jeune garçon yi ci Nuit Blanche bi parce que Nuit Blanche dégg naa ni ko mag ñi daan defee ak ni ñu koy defee léegi bokkul xale yi léegi dañoo yàq Nuit Blanche. yow lan nga leen di wax. en fait si on parle de Nuit Blanche c'est une nuit qu'on doit veiller sans dormir. alors man damay ñaan xale yi
Le temps est si précieux dans la vie. Le temps, c'est tellement précieux. Nous sommes tous des jeunes, hein, à moins de 40 ans. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais il faut qu'on sache que le temps est très bien défini. Gis nga li romb sànq balaa ngeen di yéeg dootul ñëwaat. dëgg la. Que personne n'accepte de perdre son temps pour rien. Heureusement bu ma gisee xale yu ndaw ñu bokk ci programme bi man ça me fait plaisir. On n'a pas le droit à gâcher notre temps. te gis nga nuit blanche boo ko décidé da nga koy def. bu fekkee amoo dara looy def. dama tëdd nelaw boo jullee fajar doxi sa dox. mais sinon nuit blanche yu ma gis léegi. au lieu que nga am ci tiyaaba bàkkaar nga ciy am. parce que nuit blanche boo xam ne da ngay iri. wala nuit blanche boo xam ne ñu iri la. wala nuit blanche boo xam ne neneen ak neneen la. doo ci am yàlla doo ci am leneen. te ki ko samp du ci am benn bàkkaar parce que moom loolu taxu ko jóg. tax koo jóg dëgg la. màggal bi di màggal sax. wala gàmm yu di gàmmal am na ñu fay dem loolu yittewu leen. dañuy dem leneen la ñuy dem defi foofu dem seen yoon. Tu comprends? Donc le temps est très précieux. Nous qui sommes là, personne ne sait que demain qui va partir. Personne ne le sait. Donc nañuy rafetal diggante yi. nañuy rafetal njott yi. am le sens positif de la vie. Tout ce qu'on peut faire dans la vie, quand tu vois une mauvaise chose, considère-la comme une bonne chose, nga retirer ci positivité, def ko sa poche, bàyyi négativité bi mu dem. Bu ñu musa jël ñaaw njot, par exemple, si votre DG vous a dit que tel rôle joué ko nii nga ñaaw ci njot. njot rek ñaaw boobu rek nga ciy gis. Tu ne verras que ce qui est mal. Mais boo ci gisee lu positif. lu positif rek ngay gis. Donc nañu gën a jàppante. benn message dinaa ko wax waa Mbour. chaque fois dama koy wax. te yàlla loolu la ñu digal. waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Il faut qu'on soit unis sur l'unicité de Dieu. Pour que Dieu même nous donne sa gloire, Dieu nous donne sa miséricorde sur tout. Sénégalais Mbour waay. yàlla daf ñu dénk loo xam ne suñ ko xamoon. duñ ko mus a caaxaane. dëgg la. Mbour est la seule ville bi nga xam ne am na toutes les nationalités. et toutes les races du pays. race yëpp a fi am. njaago beeg mankaañ beeg te race bu nekk am na fi ngandi communauté. te communauté bu nekk exerce ses activités culturelles mel ni moom kese moo nekk ci dëkk bi. te bu ko exercer aussi da nga yàgg bu naari yëngatoo nga ne naari kese la. soo sey nga ne ñoom kese la pël yi saraxulay lu ne. xam naa alors c'est loolu xam nga côté culturel la. religion. tarixa bu ne yàlla yi sax am nañ fi. même les formations existent en Mbour. non si misaal laay wax rek quoi. mais ku nekk bu yëngatoo da ngay yaakaar ni. kii rek a moom moom rek a moom. loolu bu la ko yàlla mayee. da nga koy téye sa loxo nga vivre ko dund ko. parce que nous sommes les seuls qui peut développer Mbour. et nous sommes les seuls qui peut créer la paix et la stabilité à Mbour. c'est la jeunesse. loolu on ne peut pas le faire sans di baale di jéggale ka jëllale. ku bëgg am Mbour avancé nga avancé da ngay jéggale ka jëllale ndax nga nekk sang mooy defar réew. réew mooy tax ñu wax la yu yaay kan. loolu mooy tax développement am. may sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp. El Hadj Kaw Cissé coordonnateur Juju Cissé Kounda. sama gars yi kon ñoo ko gisandoo vraiment am nañ contentement bu baax a baax ak mbégte ni ñu leen ko waxee saa su nekk rek MS Production lu ngeen xalaatul sax mu ngi leen koy indil. émission bi nag di émission bu bees tàq mooy ban émission cosaanu Kankourang tey nag ñu ngi woon fii ci suñu kilifa gu baax gi di ñaan yàlla guddal fanam te wéral cëram parce que njëriñ la biir Mbour xanaa dañ koy dénkaat loxo yi rek ndax ñaan du doy mu ñaanal ñu joxe rendez-vous ba beneen. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وتذكر الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا عبد رب هجى البيت يا عبد رب هجى البيت يا رب هجى البيت آمين يا صلي على سيدنا محمد آمين لما سبق ناصر بالحق لما سبق ناصر بالحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب. سلام.
salaam 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 qawlan min rabbin rahiim salaamu ala Musa salaamu ala Nuuhin fil aalamiin salaamu ala Musa wa Haaruna salaamu ala Ibrahima kadaalika salaamu fiihaa xaatamatul ajar an jaasi dana dëggal leen loxo rek musal leen ci lépp nag raja say jooju rahma salli dama leen ki jàmm rek jàmm rek jàmm rek xawa jàmm rek jàmm rek